asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada mbokki internet bi maa ngi leen di ziar bu baax a baax. Tey ma ñëwaat encore ci post pay comme gis naa ni fan yi moom nit ñi dañ ma ciy sollicité lu bari. Am na koo xam ne ci commentaire dafa wax ni moom nome utente bi la xamut nu muy def ba récupérer ko. léegi tey vidéo bu gàtt lay doon, moo gën a yomb moo gën a neex a sax récupérer. maa ngi leen expliquer nome utente post pay noo koy récupérer. boo ko récupérer pare bu fekkee am nga password bi ak post id bi da nga mën a dugg. bu fekkee amoo password bi nga seetaan sama vidéo keroog bi ni ñuy récupérer password. post id nag am naa ci tuuti difficulté pour def ci vidéo, mais incha allah saa su kii rek dinaa ko def. waaye ku am ñaari ku am password ak post id boo defee vidéo bi xam nome utente bi da nga mën a dugg ci post pay bi. di wax ni dañ koy partager nag largement ndax ñu bari jamono ji surtout jamono yi fay di tabaski bi dañuy soxlaa dugal xaalis, duñ am jotu dem ci agence yi. léegi nag plateforme yi bu fekkente ni post pay mënoo ci am accès pour nga mën a envoyer xaalis online day xaw a jafe. léegi ñu commencé. Application baa ngi nii, nga dugg ci application tout simplement. boo ñëwee fii nga bind xamoo sa nome utente xamoo sa password, wala xam nga password mais xamoo nome utente bi nga war a récupérer nome utente bi. da ngay cliquer fii hai dimenticato le tue credenziali. après nga boo bësee fii rek directement moom da lay indi ci benn page. fii dafa laa laaj ndax sa nome utente nga fàtte wala sa password. comme tey nome utente la ñuy def da ngay cliquer ci kaw nome récupéra nome utente. après nga cliquer ci prosegui. boo cliquer prosegui mu laaj la sa codice fiscale ak benn fii basta nga cliquer fii rek je ne suis pas un robot non sono un robot. yenn saa yi nga cliquer rek mu jàll simplement léeg nga cliquer ci nag mu am yeneen yu la laajaat. bon captcha lañ koy wax, da lay indil ay photo. par exemple mu ne la photo yi lépp lu ci niroog pont rek cliquer ci nga cliquer ci pont yi, wala mu ne lépp lu ci niroog pullman cliquer ci pullman nga cliquer ci pullman yi, wala sémaphore wala leneen ak leneen. boo defee étape bi ba pare rek ni la war a mel. da nga war def codice fiscale bi fii ba mu àgg, bañ a juum nag. fii moom mu mel ni mu verte. après nga cliquer ci prosegui. boo cliquer waatee ci prosegui léegi si numéro téléphone bi nga xam ne moom nga tijjee woon post pay bi moom la waa poste yor, danañ la ci envoyé benn SMS. moom la wax ni ne envoyé nañ la benn SMS ci numéro bi jeexee nii. man sama numéro la 744 sama numéro moo ci jeexee. yow nag da ngay xool numéro bi nga xam ne moo jeexee ci ñetti chiffre mu la indil, nga daal dem xool ci numéro boobu am na benn code bu ñu la envoyé. code bi moom ni lay mel poste.it codice tant nga copier code bi daal di ñëw coller ko fii bindaat ko fii. boo ko bindee fii daal di cliquer prosegui. boo cliquer waat prosegui léegi recupero credenziali avvenuto con successo mu ne léegi con successo maanaam credenziali yi récupérer nga ko. léegi dana la ko indil envoyé na la ko mu ne ti abbiamo inviato un SMS con il tuo nome utente. kon boo demaatee ci même numéro bi da nga fekk nome utente bi envoyé na la ko ni lay mel. il tuo nome utente per accedere ai servizi di poste italiane. nome utente baa ngi nii nangam @gmail.com wala noo ko mën a jëlee rek xamal ni li nga xam ne moom la def fii souligner ko mooy nome utente bi. après nga daal di dem du ci application post pay bi bind nome utente bi ci kaw. password bi fàtte woo koon nga daal di bind password bi ci suuf, cliquer accedi. mu laaj la post id 6 caractères lay doon. 6 caractères nga bind ko fii. après nga defaat accedi. en même temps mais yaa ngi di dugg nga ci application bi. di wax ni rek affaire yi nag da leen ko copier parce que problème bi am mooy bu fekkee boo ko soxlaa rek nga koy wut boo demee ba fàtte pare ci daal di koy sànni bu ëllëgee da nga ko soxlawaat mu indi la ay difficulté ci application yi dañoo xaw a compliqué. kon képp koo xam ni am nga post pay application bi wala am ko la ko ubbil ne ko mu noteel la ko foo xam ne doo ko fàtte saa soo ko soxlaa da nga ko mën a usaare. am na ku ma woo tamit sànq dama wax ni wala ci message sax laa ko gis mu ne application post pay bi mi ngi koy xool ci Play Store mais mënu koo gis. loolu ñaare lu koy indi mooy par exemple nga ne foori nga nekk par exemple Sénégal bëgg a installer post pay application Play Store du reconnaître zone bi nga nekk. mais am na solution pour nooy def bu mën ko am. parce que nga dem Google xaaral ma def ci benn démonstration léegi ñu wane ko. gis ngeen damaa ñëw ci Google bi daal di bind post pay APK mu indil ma ko fii bii ngay xool Google Play nga koy télécharger nag bu dem ci yeneen site yi parce que xaw ma leen. Google Play boo ci duggee cliquer ci post pay APK mu daal di lay yóbbu directement Play Store ak application bi nga xam ne installé rek ngay daal di def. yenn saa yi nga koy seet ci Play Store doo ko gis mais boo ñëwee fii incha allah da nga ko gis.
di wax mbokk yi comme ni ma ko waxee keroog affaire yi nag ku koy def na nga jël ses responsabilités di concentré wu ci li ngay def xool bu baax la ngay def parce que man awma ci benn responsabilité incha allah. Partagé leen ko mu yaatu ñi ko soxla yëpp man cee jot jërë ngeen jëf aimé leen partagé leen jërë ngeen jëf.